la ca gën a fës bokk na ca gannaaw coow la nga xam ni moom moo jiboon ca pharmacie ba ca Patte d'Oie gone yi nga xam ne ay pharmaciens la ñu di union des jeunes pharmaciens du Sénégal ni mbir mi duñ ko bàyyi noonu dinañ ko yóbbu ci kanamu ko yoon ci jamono jooju jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram demoon na ca bërëb ba nee na mbir ma ëlëm na ko maanaam doxalinu kii du commissaire Sangaré ñu wax ci li nga xam ni moom moo di jafe-jafe nekk ca ëttu yéenekaay bi di direct info direction générale ba ni moom daal dinay yóbbub bataaxal rek ca inspection du travail loolu lam ca bëgg moom mooy fexe ba dàq ñi nga xam ne ñoom ñoo di responsable yi jiite syndicat ba foofu ca kër ga ca jamono jooju ñoom ñooñu di xamle ni ñoom tamit dinañu jébbal ab plainte ñi nga xam ni moom moo di yoon ndax kii di directeur ba da leen a bañ a fay lu toll ci juróom-ñetti weer ci salaire. lu jëm ci wàllug téléphone geek internet mën nañ caa xaar ak wàññeentuku njëg ka ko xamle moom moo di directeur bu agence régulation bu télécommunication ak poste Abdoulaye xamle lu ni mel ca Matam daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi. tàggat yaram daañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne wàllu aada ak cosaan ak li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye moom mooy ndar képp xibaar yi dal leen ak jàmm. Alioune Ba moom moo nekk ci machine bi gannaaw bañ leen nuyuwaatee di rafetlu seen àndandoo ak rajo Futur Média ñu doore ko ak l'accident bi nga xam ni am na biik ci guddi ci autoroute Ila Touba fa nga xam ni moom moo toll ca bretelle bu Bambey benn doomu aadama ñàkk na ci bakkanam ñett am ci ay gaañu-gaañu benn woto 4x4 moom moo mbëkkanteeku saret ñi nga xam ni ñoom ñoo ca lorule ñoom ñoo nekkoon ca biir saret ba lii di fas wa sax dafa mujj daanu maanaam faatu ñi nga xam ni ñoo ci ami gaañu-gaañu ci jamono ji ñoo nga ca l'hôpital bu Diourbel. ak RFM kumpa jeex na. mbirum pharmacien bu Patte d'Oie bi nga xam ni moom la ab policier doon bundu xatal ak sonal gannaaw bam ne ci xibaar daf ko bañ a jaay ay garab te jébbalu ko li nga xam ni moom moo di ab ordonnance ndaw yi nga xam ne ay pharmacien la ñu fekk baax fii ci Sénégal nee nañ mbir mi dañ ko yóbbu fa mbaxana nekk benn ñoom nag nee nañ ñu naam sax su fekkee ni ay daan am na la ñu bëgg moom moo di daan yooyu ñu weesu ko ñoo ngi ko xam ne démb biñ doon janoog taskatu xibaar yi ci teewaayuk Abdoulaye Diop. lu ëpp tuuru noonu la kuréel gu ëmb ndawi pharmacien yi yu Sénégal gisee ci coowal pharmacien ba ca Patte d'Oie bi la jëf ñu ne dinañu ko yóbbu fa mbaxana doone benn docteur Fala Mané mooy njiit li ñu jàpp ni tey jii nii lu mel pour que mu bañ a répété waat il faut que ñu wax ko opinion publique bi dénoncé ko lu ñu jëm ci dénonciation la ñuy exiger que justice soit faite que lépp loo xam ne nekk na tort bu mu si biir moom en tant que pharmacien assermenté tey ñu delloo ko li nga xam ne mooy wàccuwaayam association lañ boo xam ne jël nañu ay matuwaay tey jii nii pour yóbbu mbir mi devant les tribunaux compétents. sunu sukkandikoo ci UGPS daan yi ñu xamle jëme ko ci commissaire bi doyul benn yoon. tey xaar ñu rek mu lever ko de ses fonctions en tant que policier ou chef ou commissaire non ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñu koy diri suñu collègue bi dañuy xaar ku ci nekk tey li nga def noonu nga fay ko parce que tey jii nii mala sax tey jii nii bi nga xam ne da nga koy rey ci feetu tabaski am na noo koy traité mais fekk nit koo xam ne liggéeyam lay def fekk ba ci biir fi nga xam ne mooy bureau di ko diri mënate ko loolu dafa ñaaw te dañ koy ñaawlu. kuréelu ndaw pharmacien yi ne dinañu amal ab dox ñaxtu ngir ñaawlu seeni jafe-jafe. semaine bii di ñëw suñu introduire suñu demande de marche dañu woo képp kuy pharmacien te mbir mi soxal la pour ñu mën ko dénoncer waale aussi lépp li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne jeune pharmacien ñu ngi koy dund ci ginnaaw comptoir yi te ñoom ñooy def liggéey bi yëpp te pourtant kenn delloowu leen li nga xam ne mooy seen wàccuwaay. ndaw yu pharmacien yu mim réew di woo ñu féete ci bopp li ñu gën a bàyyi xel seenub liggéey ngir nee nañu xeex bépp injustice bi ñuy dund saa su ne. Abdoulaye Diop loolu ci ab xibaar ak ci bataaxal boo xam ne nii jóge na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa police nationale ñu ni ay mesures disciplinaires jël nañ ko jëmle ci ki nga xam ni moom moo di takk der googu di commissaire bu Parcelles Assainies di Bara Sangaré jëlee nañ ko ca postam jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ak action sociale ba mbir mi jibee rek dafa daal di dem ca Patte d'Oie dem ca pharmacie ba daal di masawu ña nga xam ni ñoom la mbir ma dal ci seen kaw rawatina ki nga xam ni moom moo di pharmacien ba moom Abdoulaye Diouf Sarr daal dinay ñaawlu lu ni mel ni mbir mi daal doy na waar dañ koy déglu ay waxam kii di Mamadou Oumar Ba moom moo ko taataan ci reportage.
ay toj weer ci suuf di firnde li vidéo bi wane jëwriñ gi yor wàllu wér gi yaram di nakarlu li fi xew. waaw mais ni ko Sénégal yëpp dundee laa ko dundee mooy que ne lu mel ni warul am si réew mi en tant que ministre du secteur nag sama cër mooy du ma yem si loolu rek dama war a yegg si ba ki xamante ne sama njaboot la bokk mu xam ne maa ngi si borom. ab pharmacien bu ñuy néewal doole ci bërëbu liggéeyukaayam li ñu mën a xaar ci ministre gi yor wàllu wér gi yaram Abdoulaye Diouf Sarr ne du ci àddu. am na yoo xamante ne du waxu mbedd du waxu ëtt waxu salon sax waxu nekk la donc mais waxu nekk indiwuma. pharmacie bi day tëj ay buntam ba kaaraange gi dellu si bu ñu sukkandikoo ci Mambake Ndiaye seen di gérante bi. waaw pharmacie bi dañu ñemewuñu ubbi parce que bu fekkee ne ku fi dugg bu ñu la laajee ordonnance nga dóor ñu dañuy tëj ba keroog rek li ma la wax ñu mën a liggéey ci sécurité. vigile moo taxaw ci bunt bi di lijjanti dugg yi ak génn yi ci wet gi ab këyit buy wane ni pharmacie bi dafa tëj ba jëmmi jamono. gannaaw ndawi pharmacien yu Sénégal ñoom tamit tey jii ci àjjuma ji dinañu amal ab janook taskatu xibaar fukki waxtu lay doon ñu koy amale seen makkaan foofu ñu duppee ordre des pharmaciens du Sénégal juróom-ñaari simili moom moo bootu ci juróom-ñetti waxtu ci suba. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. njëgug téléphone geek gu internet ñoo ngi jëm ci ak wàññeeku ko xamle moom moo di directeur général bu ARTP di autorité de régulation des télécommunications et des postes Abdoulaye Ly gis ni daal lañ ca bëgg moom mooy gën a ñoŋal lépp lu jëm ci wàllu qualité service su télécommunication yi jaarale ko ci ay investissement yu am solo ak i opérateur ñu dem ba Matam fekki fa Ali Bandel Niang foofu mu yëkkatee yooyu kàddu. xibaar la bi tukkee ci làmmiñu directeur général ARTP bu bees bi nga xam ni mu ngi amal tukkib nemmeeku ca dëkkam bi di Dungur Walfa Abdoulaye mi xam le ni dañu na xaat ak kilifay Sonatel ak Tigo moom nee na sensible na lool ci communication yi ni mu seere ci réewum Sénégal donte nag ci wàllum qualité bi ak perturbation ñu nemmeeku jamono yi kilifay ARTP bu bees bi kat xam le na ni opérateurs yi ñu ngi ci ay investissement yu am solo ngir améliorer qualité bi. bi ma jëlee service yàggagul waaye ñetti axe daal maa ngi ciy liggéey dès à présent axe bi njëkk mooy fexe ba communication coût téléphonique yi wàññeeku parce que kenn ku ne xam na ne communication dafa cher gum Sénégal. Deuxième axe bi innovation di beesalaat di topp technologie bi fi mu nekk tey pour que ARTP mën ànd ak jamono. Troisième axe bi mooy fexe ba opérateurs yi mën a fexe ba téléphone mën a yegg fu ne ci Sénégal internet yegg fu ne ci Sénégal parce que ñoom dañuy faral di def investissement yu diis yi ci dëkk yu mag yi Dakar notamment alors que Koumpentoum Kédougou Ziguinchor ak yeneen dëkk ndawaan yi ñoom itam ci Sénégal la ñu bokk donc fexe ba ñu jàppale ñu nit ñooñu nekk ci dëkk yooyu di ay sénégalais ñoom itam ñu mën a bénéficier ci technologie bi mooy téléphone internet ak ñoom. technologie pour ñëpp ba sax mu law ci gox-goxaan yi nekk ci biir àll bi moo nekk kon tànk kilifay ARTP bu bees bi nga xam ni dafa ñëwoon fête nomination am ak ay mbokkam ca Dungur Alpha ci ab meeting de remerciement njiitu réew mi biñ fa doon amal mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fi ci doonu Matam pour RFM. jóge foofa ca Fuuta dem ba ca Fuladu foofa askan wi moom seeraayu ko paas diggante Dakar ak Kolda jëm ci waa Dakar dem dikk moom la ñuy ñaawlu nee nañu junni ak juróom-ñetti téeméer la ñuy fay ngir jóge Ndakaaru wala jóge Kolda ñëw fii ci Ndakaaru loolu sax moom moo tax ñenn ñu yëngu ci wàllu ko société civile daal di koy ñaawlu la ñu bëgg moom moo di njiitu réew mi daal di ci addu ca Kolda ñu fekki fa Abdoulaye Diallo. ndaw yi bokk ci kuréel bu ñu duppee les gardiens de la cité di ab kuréel bu société civile koldoise ñooy ñaawlu seeraay gi ci tarif de transport bu Sénégal dem dikk tabba ci seeni bis yuy daw diggante Dakar ak Kolda Bakary Maron Seydi moo yor seeni kaddu. c'est que Kolda mënul nekk ville particulière bu ñu jëlee pont bi à 484 kilomètres de Dakar ñiy fay 14 000 francs te bus yi bañ leen interpellé pour première fois bi dañ leen ne lu tax Kolda ñiy fay 14 000 ñu ne ñu parce que Tamba lañ doon jaar Vélingara ak yooyu ñu ne leen d'accord léegi ginnaaw pont bi am na mënuñu continuer di jaar par Tamba donc il faut que tey ñi dellu si waat ñu xoolaat pont bi parce que tey bus yi yëpp par Gambie la ñuy jaar bu fekkee rapidité li ñuy uti. ñoo ngi ñaax njiitu réew mi ndax mu addu si. moo tax tey ñiy ñaan arbitrage son excellence Macky Sall que mu wax ci ñu xoolaat naka la ñuy corriger nu mu gën a gaawee manquement yooyu ñu ngi woo aussi la direction de Sénégal Dem Dikk ñu xoolaat ñu toogaat nu mu gën a gaawee ñu wàññi prix yi ñu xool naka lañ mën a arranger population bi ci
paas yi ñuy fay. ca seeni ndaje bi ñu amal ca mairie bu Kolda tànn nañu déjà ay activités yi ñu fas yéene amal bés bu seen aajo ñëwul sotti. sinon dañuy jàll ci beneen vitesse donc dinañ dem vers le blocage de Sénégal Dem Dikk dinañ dem aussi ci ay sitting dinañ dem aussi ci ay marche te bëgguñu fa egg ak sunu autorités yi. donte ñaawlu gi ñu ñaawlu seeraay njëgu bile transport yooyu ndaw ñooy rafetlu condition de voyage yi nekk ca bis yu Sénégal Dem Dikk. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Abdoulaye tawat googu kilifa yi Dakar Dem Dikk daal dinañ koy addu bu ñu sukkandikoo ci maître Moussa Diop di directeur général ba mun leen nañu xaarandi rek ndax ñoom say liggéey la ñu bëgg sax moom mooy jëlee ko ci ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer def ko junni ak juróom-ñeenti téeméer maanaam 9000 francs dañ ca wàññi junni waaye lam leen di ñaan rek moom mooy ñu xaarandi tey ndànk rek moom dañ koy déglu maître Moussa Diop ci jokkoom ci téléphone beeg Makumba Bey. loolu la ñuy wax góor ci wax ja waxoon nañ ne ni ñun boobu ñu bi lii ñu ngi ni naan Sénégal Dem Dikk mooy bis yi di jóge dëkk di dem jóge Dakar ci Sénégal yëpp te Kolda tamit ci Sénégal la bokk war ci bokk loolu yëpp planifié woon nañ ko mais amuñu woon parc bu doy parce que Sénégal Dem Dikk test la woon léegi xam nañ ni ñëpp jël nañ ko def ko seen projet bopp moo tax waxoon nañ ne bu ñu jógee baag bi bu Farafeñe di dem di jël pont bi bu ubbee weer ngeen ni lu mu ubbi daañu jël bis bi duñ ko jaaral par contournement mu jaar Tamba mais dañ koy jaaral par Dakar Vélingara jëm Kolda mu jaar pont Farafeñe à ce moment là tarif bi dana wàcc de 14000 francs jëm 9000 francs loolu daañu ko réaliser dans un futur proche waaye ñit ñi tamit nañu xam ni pour def yu mel noonu y a des conditions d'abord le pont vient d'être ouvert au bus. Deuxième condition mooy ñu am fa agence. Troisième agence bi defar nañ ko y a même pas quelques jours war nañ ko équiper équipement bi moo des bu ñu koy équiper di ubbi lii ñu Kolda via Vélingara et tarif bi ñëw à 9000 francs donc ni ñuy laaj Sénégalais yi nañuy am patience tuuti parce que service public bi ñuy def ñun wutuñu ci dara di bénéfice dañu du suñu mission sax mission Dakar Dem Dikk mission équilibrée des comptes la donc loolu ñu ci sant Sénégalais yëpp ñi nga xam ne ànd nañu ay daw wax waa Kolda tamit que di nga leen ko digoon te dañ ko réaliser dans un futur proche même pas peut-être même avant la fin du mois d'août la. mu nekkoon maître Moussa Diop directeur général bu Dakar Dem Dikk fukki simili ak ñett bootu ci juróom-ñetti waxtu. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. coow la di wéy ba léegi ci ëttu yéenekaay bi di direct info la ko waral moom moo di plainte boo xam ne nii kii di directeur ba général ba nee na dina ko teg ci ndodd ko ñi nga xam ne rek wala yóbbu na ko sax ci waa inspection du travail teg ko ca ndodd ko ñenn ci ay liggéeykat di syndicaliste yi ñu ni ñooñu ñoo bëgg a tas kër ga waaye ñooñu tamit daal dinañuy tontu naataango Massaer Diaye la ñu xamle ñoom tamit nee na ñu dinañ yóbbu fa mbaxana nekk benn kii di directeur général bi ndax juróom-ñetti weeri yàlla ngi nii payoor doxul seen digganteeg ñoom Fama Dione. Pape Diogoy Faye la mu waxoon dana ko def mujj na koo def dossier bi jamono ji ma nga ci inspection du travail ab avocat tabbu nañu ko bu ñu sukkandikoo ci njiital direct info. ñoom ba nu waxee ne dañ leen amel dama leen ne amul benn problème dem leen ngeen toog ak comptable bi ngeen def situation am na ci ñoom ñoo xam ne dem nañu toog ak comptable bi def situation xam nañ leen ne am lu ci leen 8 mois d'arriéré de salaire comptable bi yëkkati jox leen xaalis bi ñu leen amel voilà mu jeex moo tax ma commettre un avocat pour que mu très rapidement je pense que saisir na leen pour que véritablement ñu tàggoo ci jàmm. tontu du forox Massaer Dia ak i ñoom nee nañ ñoom tamit daañu dem ci inspection du travail ndaxte dañ leen bañ a fay seeni salaire secrétaire général bu section SYNPICS bu direct info ne dina yóbbu fa mbaxane doonooy benn ki nga xamante ni moo di comptable boîte ba Massaer Dia. bu ko neexee na dem ba au-delà loolu moom la concerné ñun li ñu concerné mooy suñu 8 mois de salaire nañu ko fay ñu tabaski fay ñu korité avec ça na dem bu demee saisir inspection du travail il sera ridicule ñun de toute façon suñu côté inspection du travail dinañ ko saisir pour refus de paiement comptable bi dem na taxaw ci benn organe de la place dem na ñun yoraluñu dara dinañ ko porter plainte. Pape Diogoy Faye ak ñenn ci ay liggéeykatam jamono ji seeni kàddu dañoo woroo directeur bi daal di ne salaire mois de juillet yi fay nañu ko waaye xibaar bi Massaer Dia da koo weddi moom nag nee na ba léegi ñu ngi leen ameel juróom-ñetti weeru salaire. RFM Sport. tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Ndati Diop.
ana la ca gën a fës. wàllu basket ci jigéen ñi di afro basket bi nga xamante ni ñu ngi koy wéyal fii nii ci Dakar Arena demi-finale yi nag danañ ko daal di amal niki tey jii Sénégal moom bokk na si ñi nga xamante ni qualifié nañu gannaaw ba ñu amee ndam démb seen diggante ak ñii di waa Angola 88-54 boo seetee fanweeri poñ ak ñeent daal di dox ci diggante ñaari équipe yi lii di jigéenu Cheikh Sarr daal di kon bokk def seen képp kattan fexe nu ñu génnee ci mbir mi tey jii nag seen diggante ak Mozambique lay daal di doon match boobu dañ ko daal di amal ci bu 19h jotee laata loolu nag diggante Nigéria lay daal di doon ak Mali Nigéria di équipe championne en titre match boobu danañ ko daal di door ci bu 16h30 démb nag gannaaw ba match bi jeexee diggante Sénégal ak Angola kii di Astraoré bi nga xamante ni moom moo di meilleure marqueuse bi jot naa kon bokk yëkkati ay kaddu ñu teglu ko ci micro Soda Thiam. 2017 ak léegi ça n'a rien à voir parce que boo seetee équipe dañoo gën a évoluer duñ ne ñun doon na leen 2017 rek bii pas day yomb dañuy jël suñu matuwaay ba mot sax puisque demi-finale du yomb ñun dañuy jël match yëpp en finale match par match la liggéey parce que boo gisee ni ñuy liggéey ak ni ñu démarré tey loolu moo ñu tax a jóg gagner afro basket bi incha allah. waa sant yàlla rek je pense que point yi c'est pas l'importance c'est que équipe a gagné et équipe compte beaucoup sur moi et damay joxe à chaque fois un bon exemple pour may xale yu doole. voilà mi ngi noonu ambiance lii di Dakar Arena gannaaw ndam bi nga xamante ne Sénégal démb am na ko ci digganteem ak Angola jot a qualifié ci wàllu demi-finale tey jii 19h digganteem ak Mozambique lay dal di doon Mali mi nga xamante ni moom itam qualifié na ci wàllu demi-finale ni ki tey jii ci bu 16h30 jotee ba tey ci Dakar Arena dana kon bokk taseek ñi nga xamante ni daal ñoo di waa Nigéria laata nag ñuy wax ci googu lay jogante desandi ba tey ci jogante Sénégal digganteem ak ñi nga xam ne di waa Mozambique ka yëkkati kàddu nag moo di Julian Martinez moom moo di tàggat équipe Mozambique moom gis na ni daal match bi diggante équipe am ak Sénégal mënatoo yomb ñu déglu ko Julian Martinez ci micro Soda Thiam. maa ngi delloo njukkal équipe Égypte bi nekk équipe bu mag boo xamante ni ñu bëri wóoluwuñu leen woon waaye dañoo bett ñu bëri démb ñu daal di basket waaye tey jii donte sonnoon nañu joué nañu dem nañ ba mu jeex ci ñeent fukki simili yi équipe bi nga xamante ni moo yelloo dem demi-finale boobule équipe laa bëgg taseel foog ma jox crédit sama équipe te sax sama jigéen ñi waajal nañ seen bopp bu baax ngir mën a taseel ñi gën a xarañ moo tax muy Sénégal wala Angola ku ma ci am rek ñoom pare nañ ngir taseeg moo tax Sénégal ak Angola ku ma ci am rek ñoom noppi nañ ngir taseeg ñoom. mi ngi noonu kon bokk ñu daal di ko bamtuwaat lii di tableau demi-finale yi tey jii 16h30 ci Dakar Arena diggante Nigéria ak Mali lay daal doon ñaareelu demi-finale bi diggante Sénégal ak Mozambique ci bu 19h jotee ñu daal di wax ci tournoi bi ci soccer bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ca Portugal ñu tuddee ko Mundialito ñetti jongante la fa Sénégal daal di am ñaari ndam daal di ñàkk benn ci diggante mag ñi di waa Portugal ndam mi nga xamante ni am na ko ci bu njëkk diggante mag ñi di waa Espagne la woon niki dem ci jogante bu mujj seen diggante ak Japon Sénégal moom moo ci daal di am ndam ñett ci ñaar gannaaw prolongation di ab tournoi bi nga xamante ni daal njàngat li bëri na ci kàddu capitaine équipe bi di Alseni Ndiaye doon itam góolu équipe bi ñu déglu ko ci téléphone yi Souba Dian. parce que Japon dafa nekk équipe boo xamante ne nii boo ko xeebee rek après bu match bi jeexee rek mën nga si am ay regret donc la preuve bi match bi commencé ñoom dañ ñëw ak détermination ñoom ñoo ñu njëkk a marqué mais tey ñun dañu serein parce que ñun parfois boo ñu njëkkee marqué rek dañuy am problème donc tey dañu serein jouer calmement au fur et à mesure match bi di dem ñu ñëw nag indi suñu impact physique ak beaucoup de détermination donc ñoom tamit aussi amoon nañ tey répondant moo tax match bi tey dafa metti ñu dem 2-2 après bi ñu demee ba prolongation après si la Mamour Diagne marqué troisième bi donc alhamdulilah donc ñoo jël deuxième si tournoi bi ñuy sant yàlla bu baax di profiter aussi si occasion bi remercier fédération sénégalaise de football bu baax si participation bi ñu def nii parce que lii daf ñuy permettre ñu gën a préparer wu pour la coupe du monde parce que objectif yi ñu fixé wu pour coupe du monde bi mooy dugg ci les 4 grands te pour ça il faut que ngay jouer ay tournois di dajeek équipe yu mag yi nga xamante ne war nga prétendre dajeek ñoom ci coupe du monde bi.
waa kay kooku moo di Alseyni Ndiaye di góolu équipe nationale beach soccer bu Sénégal bokkoon ci tournoi googu ñu tuddee mondialito ca Portugal diggante tàggat yaram ak wàllu caada daanaka sorewul léegi nag dañuy daal di jublu ci chronique culture bi ànd seek Alaaji Ndate Diop. dal leen ak jàmm. ñaareelu ko édition bu ay bés yi waa Côte d'Ivoire di amal ci Ndakaaru di wéy ca Grand Théâtre démb di fukki fan ak juróom ci weeru ko août artiste bi di José amal na ab concert foofa ca bërëb ba ci teewaayu public bu am solo waaye laata boobu événement moom artiste bi janoo na ak taskatu xibaar yi mu yëkkati ci faatuk naatangoom bi di DJ Arafat waaye tamit bëgg-bëggam di def dara ci wàlluk musique ak benn artiste bu Sénégal. ñu déglu ko ci micro Omar Mbow. Ma venue coïncide avec un moment où. sama teewaay fii ci Sénégal dafa tombeek Côte d'Ivoire Afrique nekk ci ab dëj dañoo ñàkk koo xamante ni ab monument la woon ci musique bi nga xamante ni moom la ñuy def mu nekk lu naqari nekk mu am ci jamono joo xamante ni kenn xaaru ko woon sama xol neexul ndaxte nekkoon naa ku fonk DJ Arafat moom nag yëkkati na drapeau Côte d'Ivoire fu nekk waaye nag yàlla bu soxla jàmm dafay ñàkk def naa benn featuring ak DJ Awadi amaguma nag yeneen i proposition waaye bëggoon naa def duo ak beneen artiste Sénégal xawma kan lay doon waaye daal man samay buntu tëjji naa ko. Un quelconque artiste pourquoi pas, franchement je ne suis pas fermée. Festi Fajut ji édition bu njëkk bu festival bi ñuy amali ci boobu dëkk bu nekk ci Petite Côte bi ñu war koo amal fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août wi ñu nekk mu di ab festival bu musique ak bu ñuy gaarale lépp luy aada ak cosaan ci wàlluk séeréer ka ko tëgg di Paul Doko Diouf di ku ñu xam bu baax a baax ci milieu musique fii ci Sénégal moom lañ ciy déglu. Festi Fajut bi ñu ngi koy def pour jéem a jël artistes su séeréer yi ak village u Fajut jël waa Joal jël waa ñeneen jël waa Mbodiène jël waa Mbour jël waa Palmarin jël ñëpp daal séeréer yëpp dajale leen ci 2 jours ñu jéem a def fête jéem woon lan mooy culture séeréer donc Festi Fajut programme bi nag gars yi ñoo ngi dégg Doo Maama benn percussionniste boo xamante ne ñëpp ràññee nañ ko biir Sénégal muy def loo xamante ne mooy musique ku ngel séeréer au lieu mu def ngel simple day def ñaari programme samedi bi day def live bu rëy surprise bi mooy Doo Maama daf leen di génneel album ak artistes yooyu ba pare ñëw yekkal leen ko le 17 balaa le 18 moom muy def ngel bi neen def tout pour année prochaine bi ñu jéem a def tout pour ñu boole ci ñëpp l'essentiel c'est que ñu mën a jël culture séeréer bi pour mu mun a dem loolu kese moo ñu manqué na ku nekk sot pour culture am et ça va aller dina baax. jageen jëf ci déglu bi foofu la ñu yam dig daje ëllëg ci aser ji ci seen magazine culturel.